Même s'il a tort, il a raison. Bon, et nous, bon, nous aussi, qui moo ñu seet si waa Vision 129 ak Chérif Dialaye ouais. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doole sant suñu borom tabaraka wa taala. Tey jii xool tooy na lool ngir Yoff bu ñu dajee di defar Yoff yëpp màbb ñu vraiment tey jii xool sedd képp kuy takka ndomb ak tànk ci Yoff rek teew nga allah rawatina ahlu bayti imaamillahi Seydina Limaamu Mahdi Muntasar ay sëtalo fii vraiment li sedd na xol kon daal ñu ngi ubbi waxtaan wi bàyyi kàddu gi ak président ba Ousmane Mbaye mu ubbi waxtaan wi kon Ousmane bismillah. waaw jërëjëf Allah mbooloo mi asalaamaaleykum te ñu ngi am mbégte di dalal suñuy mbokk yi Vision 129 jóge Laayeen ñëw seet suñu ci liggéey bi nga xam ne suñu liggéey la ñun ñëpp ñu ngi liggéey lu muru armeel yi ñu sumb boobu ba léegi te xale Yoff yi di fédération des associations des ouvriers de Yoff wax ne nañ leen bàyyi ñu liggéey ko ci merci boobu ba léegi ñu nekk ci ñoom chaque dimanche bu ñu liggéeyee lundi ba samedi war a noppalu dimanche ñëw xëy fii di liggéey dañ gisee mur bële dañ tàmbali woon parce que dafa doon paree daanu ñu daaneel ko ñu eggali ko léegi ñu ngi ci mur bi bu desee ñu defar bële si gannaaw bi féete jumaa ji xam ngeen ne Tayru moo ko boole ci liggéey bu mu war a liggéey pour liggéey ko donc boobu bokkul si liggéey bi mais li si def la ñuy liggéey nii et waa Vision 129 yi nag xamal ñu ne liggéey bu ñuy def fii seen ab liggéey la ñoom ngoon dinañu ñëw fekk si ñun sax wante ñun def seen participation xamal nañu mbir mi seen mbir la ñu di leen sant loolu leen gërëm ci loolu ñu ñëw ànd suñu sëriñ Jàllaay suñu sëriñ Ambay ak xale yi ñu àndal ñëpp ñu di leen sant di leen gërëm ñoom seen ñëw rek doy na daf ñuy dolli courage ñu xam ne li ñuy def ñoom gis nañ ko rafetlu nañ ko ànd nañ ci parce que loolu moo am solo donc ñu ñëwee teew fii di ko Ablaye waxee dañ ciy kontaan rek kontaan ci lool imaam nag léegi la fi jógee yaram mooy xaw a tuddoon moo tax mu dellu moo fi yebal imaam Alaaji teewal ko fi imaam Alaaji yow su ngay féete ginnaaw rek imaam si kanam lay nekk taxawal fii taxawal imaam Alaaji mu taxawal ko fii ñëw na fi sànq ñaanal na xale yi vraiment lu nekk wax na ko mu laa dellu ñu sañoon nga mu ngeen fekk ko fi waaye rek nañ ko jot waxoon nañ ko ne di ngeen fi ñëw nañ ko jotal na ñëw ngeen fi rendre compte ci loolu defal nañu fi ay ñaan ak yooyu yëpp loolu la ñu amoon ci ubbeeku yéen ngi fekk saltige Umar am taxawaay ci mbir mi lool xam nga Yoff dañuy wax ne waa Fra Yoff saltige la ñu àndal liggéey loolu dëggal na ko parce que lépp lu ñu def mu nga si ànd sax ñoom sunu mag ñi aussi di ñu may courage jàmbur yi seen président ngi nii chaque dimanche mu ñëw ànd ak moroomu jàmbur yi nga sëynoo ngi nii daa ko jaane nga nale mag ñi aussi nga njaay ñaare dana fi jaar ñuy suñu bàyyi ma ngi nii mag la ba pare dekk ci liggéey bi ñoom ñëpp daal amuñu seen pay ñu leen di gërëm sëriñ bi ngeen ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla guddal seen fan may leen wér ñu yàgg ñëw gunge parce que ñun ñoo ñu may courage ñu gestoo gis leen rek dañuy ñemeñ fi ñuy jëm loolu daal laa amoon ci li wax pour ubbee ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah introduire waaw jërëjëf président kàddu gi rafet na vraiment
xool tooy na toujours li may wax rek moom daal lii neex na lool yàlla ñu yàlla jàppale kon kàddu gi ñu koy jox maam ala xam ne sët la si Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam kon maam ala bismillah Chérif bismillahi rahmaani rahim auzu billahi as-samiil aliim mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa quwwata illaa billahi al-aliyyil aziim allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen defal nuyoo mbooleem famille Seydina Limaamu ki si jiitu tey di sunu sang sunu xalifa Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye donc tey man miy wax maa ngi tudd Chérif Alassane Laye Diop di secrétaire général bu association Vision 129 tey nag dañu ñëw ànd ak bureau Vision 129 si njiital sunu président Serigne Ibba Laye di doon suñu Baye Sidi Thiaw mu ànd ak suñu kilifa di sunu mën na nen président d'honneur muy Serigne Dial Thiaw Laye xam ne depuis le début ba léegi moom moo ñu gunge si sunu liggéey ñu ànd ak seeni rak Serigne Pambay bi ñu sama wet Chérif Seydi Thiaw Laye Diop di sama rakk mu ngi nii Souleymane Mbengue di aussi membre si biir Vision 129 di sunu mag si biir liggéey bi aussi mu ngi fi ànd ak samay rakk Seyna Laye di donc Serigne Abou Maam Laye sama mag Seyna Issa di soxna Fane Ndoye Baye Sidi Thiaw mu ngi fi ak sama rakk ma parce que defe naa bu fekkee juumu na ñu délégation bi Vision 129 yebal ngir ñëw tey seet si waa Yoff ndax tey ñun dafa am leneen lu ñu jàpp dañu gis ni Seydina Limaamu mi nga xamante ne tey moo ñu boole meññ ci sunu yaakaar itam yàlla dafa def dañu xam attachement bi am si Yoff dara mosul xew Yoff si liggéey si jamonoom te demul def si dooleem def si alalam bi mu demee ba yàlla dénk ko mission bi itam lu mus a xew biir Yoff daan na yebal nit ñi ko yàlla booleel ngir ñu ñëw jàppale waa Yoff te moom it daan ñëw jàpp si liggéey boobu boo demee si tey Bushra al Muhibbina wa tey xisul jaahiliin Cheikh Matar Lo mu ngi fay nettali di wax ne Seydina Limaamu ku musul liggéeylu si dara si Yoff moo xam si tool yi la moo xam si leneen la yebal na ay taalibeem ñu dem te moom it daan ñëw ànd si liggéey boobu moo tax bi ñu déggee mbir mii yëguñu ko nag parce que kenn yëguñu luñu ko waaye ñun nit ñi jamono bii ñoo war a dem vers l'information ñun bi ñu toogee ba gis information bi dañu ko partagé entre ñun automatiquement ñu woote réunion d'urgence ak bureau bi ñu ne tey lan mooy taxawaay bi Vision 129 war a am si mbir moom ñu ne nag tey loo xam te ne Seydina Limaamu bu ko fekkee woon da si am taxawaayam ba mu mat sëkk du xaar ko si woo ndax dafa mos a jàpp ne moom dafa am wàll si dëkk bi moo tax bi ko tubaab yi bëggee sànq it ba muy toog di dogu def ne moom Seydina Limaamu du génn Dakar gii daan ne Limaamu Yoff fii la yàlla def mu gënee fi àdduna fii la yàlla def mu wootee fii ne moom la yàlla yónni fii la yàlla dogal itam mu génnee fi àdduna comme na mu ko waxee woon yàlla mujj mottali lépp ñu ne kon ñun ni Baye Laye bëgg woon dëkk bii di Yoff ñun noonu la ñuy góorgóorloo itam ba lépp lu Yoff soxla si taxawaay moo xam xalaat bu rafet la moo xam alal la moo xam doole la ñu fexe ba ñun Vision 129 kenn ba ñu see jiit kenn ba ñu see man moo tax bi mbir mi amee ñu waxtaan ak président woote réunion ñu waxtaan ñu ne ñun kat tey war nañu jël suñu contribution yóbbu ko fa te xeeb ko lool nag si la ñu décidé jël tey une enveloppe financière bu 300 000 francs pour mu doon suñu contribution si liggéey bi ñu leen di xamal nag ne lu ñu xeeb la xëy na mbir mi daf ñu bett sax dañ koy yëg si distance si benn délai bu gàtt semaine dernière lañ koy yëg fin de semaine dernière waxtaan en réunion d'urgence génne montant boobu donc lu ñu xeeb la mais daal ñu ngi leen di xamal ne lépp loo xamante ne Yoff taxaw na pour liggéey ko ñun Vision 129 taxaw nañ pour ànd si lépp loo xamante ne am nañ ko si capacité financière wala peut-être intellectuelle wala physique incha allah dinañ ko pare dinañ si taxaw pour doxal ko. di leen aussi remercier yéen kilifa dëkk bi parce que tey bu yàlla dogalee lu mel nii am ngeen taxawu ko day dalal suñu xel ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy génération bi nga xamante ne tey xëj na ëllëg war nañu leen jàppale si liggéey boobu ndax dëkk. Baye Laye dafa am lu muy jàngal def ne ndaw ñi ak mag ñu muus loolu la wax daf ne diine ji ndaw ñi ak mag mu muus defe naa lii lépp si la bokk diine moom moo rythme sunu dund ñun ñëpp donc tey damay gis ni tey mag ñu muus ñu doon wax yéen bokk ngeen si ndax bi mbir mi amee tooga leen rek bàyyi association des ouvriers de Yoff ñu liggéey vidéo yi ma jotagum gis naa ne chaque week-end yéen ñi da ngeen di bàyyi seen i itte yëpp ñëw toog fii tonton Sana mii di ko retransmettre pour nit ñi di ko gis pour mën a andi seen taxawaay ñu koy remercier moom tam au passage ndax gis nañ taxawaay bi mu si am ndax wane gi mu koy wane moo tax nit ñi yëg ko ba war si mën a ñëw donc ñu ngi ko siy féliciter au passage mais yéen tam ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla sàmm leen yàlla guddal seen fan ndax ay mag ñu utile ngeen si société bi ndax mag nekk na si dëkk di jëriñoo dëkk bi te jëriñul dëkk bi yéen nag am ngeen xalaat bu toll ni bi ngeen gisee ne mur bii mu ngi daanu ngeen dem taxawu ko dooleel ñi nga xam te ne ñooy association ouvrier de Yoff ma ne ñun jeunes yi loolu dafa dalal suñu xel
dafa dalal suñu xel ñu leen di xamal ne tàllal nañ leen loxo si lépp luy liggéey loo xam te ne yaakaar ngeen ne vision 129 am na si taxawaay bi war leen si mën a jàppale ngeen xam ne pare nañ pour jàppale leen ndax li ñu gëm lenn la mooy Laayeen ak Yoof benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Seydina Limaamu musul def dara lu séparé ñaari entité yooyu da ko mos a xool comme benn entité si jamonoom lu mu mos a am lu ko nit ñi indil si ay kii boo demee bu saamax bii nettali na ko daan na jël ay saaku yu dugub ak saaku yu ceeb ak saaku yu leneen di ko dugal biir Yoof bi mu demee ba génn àdduna itam xalifa yi ko fi uutu dale ko Seydina Issa Rouhou Lahi jaar si Seydina Mandione Mame Babacar Baye Seydi Thiaw Mame Rane ba si Serigne Ablaye mi lu ñu mos a am itam fexe nañ bokk ko ak waa Yoof mais itam Yoof itam mos a jàpp Seydina Limaamu mos a jàpp njabootam ndax lu mos a am Laayeen itam sol nañ seen i dàll ñëw ànd si ak waa Laayeen moo xam lu neex la moo xam lu naqari la dañu mos a taxaw Seydina Limaamu dañ ko mos a jàppale ñun nag bu ñu demee ba jamono pendant 140 ans ñuy continuer di garder cohésion boobu xam ne moo doxoon sunu maam ak yéen waa Yoof dañ koy rafetlu ndax tey dem na ba keroog damay déglu tonton Maodo muy wax di wax kilifa yi ci dëkk bi daal ne sunu bàyyi Seydina Abdoulaye Thiaw wax imam bi ñu ko déggee mu doon lu ñu marqué itam parce que ak mbokk moo ëpp doole lu mën a doon mbokk nag dafa li si gën a neex mooy mbokk ngeen ne mbokk deret la ba pare diine lal ko ndax tey ñoo bokkandoo li ñuy wax ñoo bokkandoo di jàngandoo salaatul fatiha ñoo bokkandoo di jàng laa ilaaha illallaah ak leneen donc defe naa diine l'islam bi ñoo ko bokk ba pare mbokk deret bi lal ko defe naa loolu lu am solo loolante ne waruñu ko négliger moo tax daal ñu ngi leen di réaffirmer waat encore une fois ne ñun ñu ngi feddali kóllëre boobu xam ne dox na si sunuy diggante te lu ko jiite di mbokk ñu ngi koy feddali waat diggante Yoof ak biir Yoof diggante biir Yoof plutôt ak Laayeen ñu ngi leen koy matérialiser si sunu taxawaay bi di jéggaluwaat si guddal gi kaddu yi aussi ñu jéggal ma si donc xëy na xaw na gudd waaye maa ngi siy jéggalu xër laa doon waxee ndax bu may dugg Yoof la samay maam daan yëg xëy na loolu laay jéem a yëkk ndax ñoom dañu bëggoon Yoof te loolu am nañ si lu ñu leer lépp lu ñu mës a def Yoof lañ koy tàmbalee maa ngi koy wax léegi si oto bi di wax ne bi ñuy liggéey jumaay Yoof ji mag ñi xamal nañu ne Baye Seydi Thiaw bokk na si ñu njëkk a dugal xaalisam si biir bu ma nee Baye Seydi Thiaw nag mooy njabootu Seydina Limaamu gépp gi mu ilifoon si jamono jooju muy ay rakkam ak taalibe yi bi muy dugal xaalisam fii Baye Jabel Mbengue loo woo jox ko moo doon loxoom si biir dëkk bi nekk nag li mu bëgg lenn kese la mooy bu kenn xam ne man Seydi Thiaw dugal naa ci sama xaalis bi mu nee ba jamono mu war a leeral am lu tax mu waroon leeral si lay door a wax ne ba ñuy liggéey jiw yi yónnee naa fa camion nangam donc ñun nañ tamit loolu la ñuy fexe perpétuer ko ba lépp luy liggéey bu am biir Yoof kenn bañ ñu seefa di jégaluwaat bu baax si guddal gi di ñaan kilifa gi ñu àndal muy Serigne Dial ak Serigne Iba mi xam ne mooy sunu président yàlla sàmm leen yàlla jàppale leen dooleel leen si biir li nga xam ne ñoom ñoo ko jiite xam ne ñu ngi ñuy gindi saa su ne itam di ñu wan yoon bi ñu ngi leen di ñaanal bu baax sunu sang si naa Laaj Abdoulaye yàlla sàmmal ñu ko yàlla guddal fanam aar ko jaare ci itam aar mbooleem xullafaa yi si biir réew mi ak mbooleem kuy saytu diine coronavirus bi xam ne jaaxal na jamono gépp ngi ñaan yàlla mi nga xamante ne moom moo waxoon ujiibu da'wata daa'i izaa da'aanii falyastajiibu lii wal yu'minuu bii la'allahum yarshuduun ñu koy ñaan si màggaayam ak sunu barkeeb maam Seydina Limaamu mi ñu bokk ak barkeeb mag ñi yàlla feeñal si dëkk bii si ay wàll yu baax yàlla musal ñu si mbas moom yàlla jële ko fi ñu jeex takk te ñu bañ si dégg ci benn kaa si barke mag ñi di wax subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. jërëjëf li nga wax léegi Laayeen Yoof benn la xam nga jumaa ji bañ ko arrêté ne doon fi julli dañu contacté nit ku ñu ko nettoyé waaw vraiment mu ñu nettoyé que bu mu egg macha allah ñu ne dañu bëgg nag bu ñu paree ñu dem ñaan Laayeen ñu bàyyi ñu nga nettoyé foofa tamit malheureusement bi ñu contacté imam mun nañu jumaa ji nekk ci travaux donc il faut ñu xaar ba travaux yi pare ñu xam ne loolu jaar na fi waaw pour wala leen rek vraiment Laayeen Yoof benn la donc ñoo ko ne waa bu travaux yi pare rek waa ji il est prêt ñëw foofu aussi vraiment fii passé na fi toute une journée ak équipe bu mag ñu nettoyé jumaa ji complètement ñu ko nag am nañu beneen jumaa dëkk bi dañu bëggoon aussi dem li nga def fii nga def foofu donc loolu pour dëggal li nga wax rek ne Laayeen Yoof moom benn la rek. jërëjëf président wax ji rafet na wax yëpp tënku na léegi nag dañu fas yéene jël kàddu bi jox le grand saltige Omar Mbengue kon Omar bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi bëgg yëkki kaddu ci baatu collectivité Lébu bu Yoff di ko jiitale kaddu yu nuyoo di yëkki nuyoo bu sell bu tedd di ko teg ci loxo Baye Abdoulaye Thioye Laye khalife général des Layènes yàlla na ko yàlla may wér yàlla féex fanam yenu maamam bi mu yenu te def ci lu ne yàlla na yàlla may ko kantan bu mu ko mottalee ñuy sant bu baax Serigne Diallaay bi toog nii ànd ak Serigne Iba muy président vision 129. yaa ngi may président. am ngeen gën laa wax. on a un contentieux moo tax. am ngeen gën. damay dindi mbax ne mi. dama ko wax ñëw participer. mu wàcc ñëw participer. damay participer. beneen bi aussi président. kii dañ kaa consigné. jox ko mu dañ koy mbax ne mi yëpp lay nam. waaye yow la nekk. non xam nañ ko caare ma yow tam moo doon. alors xam na ma xam naa ko. ñu enregistré la. alors ñu yekki nuyoo boobu tekk ci loxo Serigne Diallaay ah Diall bu toogee fii Seydina Limaamu moom ahlu bayt yëpp ñoo fi toog ñu ngi ñaanal Serigne Diall mi nga xamante ne mooy tampon mbokki Seydina Limaamu waxuma Yoff ak Laayeen mbokki Seydina Limaamu maam Diall bii toog mooy tampon bi ñu ñaanal ko yàlla may ko wér yàlla sàmm ko yàlla dolli ko jàmm dolli ko ahlu bayt yëpp ñuy yëkki nuyoo di ko teg ci président Iba bi nga xamante ne mooy président vision 129 président vision 129 ñu di ay kuréel goo xamante ne seen taxawaay dafa am solo ci askan wi dafa am solo ci diine ji yàlla na yàlla defal leen jàmm ah ñuy nuyu imaamu ratib bi imaam Mouhamed Ndoye léegi la fi jóge heure bi moo xaw a yeex waaye maam Alaaji mu ngi ko fi teewal imaam Mouhamed ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla féq fanam bépp allahuma bu mu wax yàlla na ko yàlla nangu te bopp si bopp aayima yi mu ne yàlla na ko yàlla dooli kantan ba lépp luy ñaan yàlla def ko wax dëgg yàlla li nga xamante ne moo taxoon ñu tekk si bopp jumaa ji tekk si bopp aayima yi mu ngi koy taxee ba mu mat sëkk amul guddi na amul naaj na yàlla na ko yàlla defal jàmm may nuyu képp ku takkandoom ba tànk ci Yoff di ci jiital El Hadj Babacar Mbeng ndey ji réew di doyen collectivité bi di nuyu El Hadj Mouhamadou Ndiaye Ngagne di président jàmbur Yoff di mag mu am taxawaay mu am solo di nuyu Baye Ilimane Diouf bi toog nii muy président Faray jàmbur Yoff ak ñi fi toog ñëpp di ay jàmbur mais di nuyu waat président Faray Yoff maam Ousmane Mbengue 56 52 56 ak ñi mu àndal ñëpp mais di dellu di sargal ouvrier Yoff association des ouvriers de Yoff ñi nga xamante ne liggéey bi boobu ba léegi ñoo ko saytu ñuy ñaan yàlla mu may leen kàntan waaye nag lii dafa neex lii pour tënk ko mooy lem bu ñu dolli suukar Seydina Limaamu mu jógee fekk boppam lépp yiw la lépp leer la donc di nuyu ki nga xamante ne moom la yàlla teg ci commune bi monsieur Abdoulaye Diouf Sarr muy ministre de la santé et de l'action sociale muy maire dëkk bi lépp loo xamante ñu ngi koy yëngatu fii ci moom lañ ciy jàppale loxoom a ngi ci aussi ñu ñaanal ko yàlla aussi li nga xamante ne mooy pandémie bii daw ci àdduna bi di daw ci Sénégal te yàlla yëkki gàll ci loo sa ministre de la santé et de l'action sociale yàlla na ko si yàlla may ndam épidémie yàlla na dellu gannaaw te nit ñi aussi nañu bàyyi li nga xamante ne moom les spécialistes de la santé ak spécialistes en épidémiologie di ko wax vraiment nañu ko respecté parce que c'est une chose très sérieuse nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu ah ñu wax alhamdulilahi rabil alamin njaboot Seydina Limaamu bu ñu jógee fekk seen yëf ñu yëkki enveloppe 300 000 di ko ci def ci mbetteel loolu rëy na képp ku yeewoo ci Yoff wax dëgg yàlla sa xol sedd na lii dafa mel ni lem gu ñu dolli suukar day gën a neex rek li mu wax ci Baye Seydi Thiaw si jumaa ji loolu dëgg la Seydi Maam Alsaan Dey loxoom musul génn ci Yoff musul am dafa doon jékki-jékki ñëw ci jumaa ji di saafonteeg mag ñi di diisoog ñoom loolu dafa am solo
te nag lii nga xamante ne moom la njaboot Seydina Limaamu def ñun ñëpp si njaboot Seydina Limaamu la ñu bokk defaluñu ko kenn Seydina Limaamu la ñu ko defaluñu ko kenn suñu borom la ñu ko defal parce que ñi tëdd fii ci biir ñu ci bari am nañ ci jamonte woon Seydina Limaamu xamoon ko di ay mbokkam te nag lii tugulee di wax neddo ko bandam bay si say oom loolu moom diggante Yoof ak Laayeen Seydina Limaamu Yoof mënu ko fay lépp loo xamante ne yëkki na ko ñun suñu biir ak suñu loxo waaye lépp loo xamante moom yàlla sédd na ko sédd na si waa Yoof ba mu doy sëkk la preuve appel bi ñu nekk muy weeram di fi jaar moo tax waaye ñu ngi profité si occasion bi di sargal Baye Ablaye ci appel bi di ñaan aussi taxawaay bi mu taxaw ak njabootam yal na yàlla dool leen jàmm donc du ñu guddal lii dafa neex lii mooy mbokk innamal mu'minuuna ixwa bi ñu laa bokk lenn dañu bokk ni bokk diine te Seydina Limaamu nag wax dëgg yàlla li secrétaire général bi wax moo féete mag Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu moo féete mag Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te moom nag wax dëgg yàlla lépp lu mu am fii la ko def li ko yàlla may nag jafe na Yoof la juddoo Yoof la màggee fi la wootee fi la defee lépp fi lañ ko denc ay soxnam fi lañ dëkk kon alhamdulilahi rabbil alamin kon daal lii sëñ Jal boo demee ci xalifa bi nga ne ko bég nañu lool lii yëpp lu Yoof am ci composante muy góor muy jigéen ak ku mu mën a doon suñu xol sedd na du ma daaneel aussi te santaatuñu imam Mouhamed adduna nag lii moo fi nekk pas-pas sànq lañ booloo wat weer taxawaay bi ñu taxaw ànd fray jàmbur yi mag ñi ak imaam yi ak waa dëkk bi yàlla bu ñu kenn discret yàlla nañu yàlla dolli kantan defal ñu taysir defal ñu tawfiq defal ñu fattu maa ngi saluer au passage Babacar Diagne bi nga xam ambassadeur son excellence bi nga xamante ne ñëpp xam nañ ne waa Yoof la ñëpp xam nañ ne ab lébu la taxawaayam ci réew mi ñëpp ko gis kon bu rombee fii sëñ Jallaay bu baax mii taxawal ko mu taxaw wàcc fii def fi contribution bu am solo bi mu di 50 000 te dañ ko dab ci yoon yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla ful excellence ñu ngi lay ñaanal te nga xam ne dëkk bii dëkku cosaan la Yoof de ku ko lebal ker mu fay la guddi te ndëkk jamono bii jamono vitesse la jamono communication la am nga taxawaay ci sa askan démb am nga taxawaay ci sa réew tey yàlla na sax waaye ndëkk lii bu mu gëj amal beneen occasion ànd ak Serigne Dial ñëw julli sa fi saafoonteeg mbooloo mi relation kenn xamul lan la sa carnet d'adresse nga ubbil ñu ko ba ñu mën a am si projet yi ñu am ñu mën ci avancé allahumma salli ala kon boo laa jox imam Dial ñu may ko mu sànni ñaari kàddu. damay avant lu may leeral rek sana laaj naa ñaan naa ko président ma ni dama fi dégg baat bi am solo mu jóge ci Baye Seydi Thiaw Baye Seydi Thiaw wane na bëgg ak Baye Laay ci Yoof ba mu toogee ca xalifa ga première réaction mooy def ne woo leen ma sama xeet yuur yi dajaloo envoyé ko Baye Jabe kooku bëggul xeetam bëggul Yoof Baye Seydi Thiaw yal na yàlla yokk amiin jërëjëf Seydina Limaamu ay soxnaam mosoo génn yow sama maam Mari Diouf la jëkk jël soxna mi taawam Maantulaay moo taw mu ngi judd 1869 ma gën a Seydina Issa 7 ans fii la ko jëlee si Dioufène Mari Diouf ak Seba Diouf buy jur sama bàyyi bokk ndey ak bàyyi moo jóge sa jël Farma Diop moo jur Mar Sam ba muy jur yaay kii ba Yoof laa nekk ba léegi de mu jël Fatou Mbengue kon bàyyi laay bëgg a Yoof li ngeen wax dëgg yàlla na yàlla doon si tool bi allahumma salli ala sayyidina il faut nga dugal si affaire yu bu si dugalee yuur yi ñun xaajaar yi de. bu Babacar laa wax. ñun ñooy xeetu limaam mu ne bu Babacar laa wax. Omar dafa wax léegi. Babacar Diagne waa Yoof la. dafa naa la leeraloo ko. kii maamam Binta Gueye mooy sama rakku maam ma jigéen Gueye ñoo bokk ndey ak baay Yoof la jógee rek dem Caaro yi. sëy ji Mbayeen. dafa naa la waa Mbayeen la song meññ. donc pour wàll leen ne Babacar waa Yoof. Babacar bismillah Babacar. Serigne Mbaye aussi yéen nga woon États-Unis mais nee na ma waxtaan nañu mu ne li gën sëkku leen loolu. waaw sama wax moom xam naa du gudd daf sañ Omar nii sama diggante ak moom xam naa ne foofu naan di ko wax du jeex moom mii maag moom xaw ma ñaata at la ñu nekk yàlla def ma ci boole rek ndax maa nga jógee ci Mame Alassane Laye la jóge ni dama fa laa xëyoon tey di déposé suñu benn mbokk fot di tourné ci fii par fekk fii jàllaay toog ndax ni mu demee nii waaw bu dee mooy ma jur ñëpp xam na ni mu ma jur ko dëgg yàlla ñu bokk benn maam tamit ndax ma du ñàng mi jur maamam moo jur sama maam sama ñaar
maam papa ak yi yëpp. Yoof nag su ma doon wax li ma fi bokk moom fa la ñuy yendu. li ma bokk Yoof moom wax na ko mais su ma doon wax fi ñu bokk Yoof fa la ñuy yendu. waaye daal yàlla daf ma ci boole daal li xam naa daal yàlla daf ma ci boole. ndax li tax ma tourné rek dama ut fu ma tourné rek di débësé rek bokk jóge ci Maam Raan kese. mu tax ma xëy jaar fi yàlla boole ma ci ma ñëw toog fii. xam ngeen li ma yàlla boole la nag lépp lu fi am ci xéewal daal ak yiw yàlla daf ma ci na mën boole kon alhamdulilah sant leen gërëm li mu wax rek dañ ko def dinaa ànd ak jàll incha allah ñëwaat fi gën a duggante ak yéen imaam wax na ko léegi ndax moom Mbaye Diène ñu nga woon ca États-Unis waaye man maa jógoon ak sama tànk fekke si ko fii ci Yoff ci APEXI ndax dama digg APEXI rek ngeen di liggéey ma xam ne ngeen liggéey ma bëgg toog wax naan ak yéen ma ñëw fi ay fani fan ba ñu dem États-Unis mun a wax ko foofu ñëpp dañuy yéeme ndaxte man Yoff loolu ma bolog Yoff ci beneen wàll mooy APEXI bu ma dégg ñu yëngu rek gannaaw ba ma bokkee nag ak Maam Raan muy sama lépp ma doon ko seet fii daan fa ñëw bu nekkee xale bu toll nii sama maam rek ko jóg dafa fi indi maam rek ko jóg dama yóbbu ci Maam Mbaye te boobu am naa 8 ans 10 ans su ma ñëwee ca gàmm ci appel bi damay dem cinéma boo xam nga xale la waaw ba léegi kon nag Yoff dama ko dafa bëri comme que talent trop su fekkee lii am ci mbégte wax dëgg yàlla jërëjëf jazakumullah sëñ Diagne ma seede si tuuti peut-être Babacar xamee moo quoi man dama jóge fii ànd ak Aziz Diop ñu dem Gambie bon on était en formation quoi formation Gambie jour boobu y a ouverture bi yaa ko def en tant que ambassadeur alors c'était une formation dans le cadre professionnel bon bi ñu ñëwee moom goro Aziz la ñu jël ñu en charge donc ma doon seede loolu rek ma yem foofu quoi waaw. jërëjëf Sana kon dañuy jëlee jiwu mbir mi rek parce que naaj na ba noppi rek ñu daaw di jox Chérif Dial. waaw non man bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min seytaani la hawla wala man tey jii dama doon gunge mbuucaa mbuuc yi daan gunge parce que ay mbuucaa mbuuc nañu parce que bi ñu amee 10 ans 12 ans 13 ans di def seen président maa leen doon dañuy réew nag parce que dañu may fontoo non damay fayu tey parce que tey dama am le boorul damay fayu parce que dama ñëw di leen ñu am 14 ans 15 ans 13 ans ma ñu booloo ñëw ne ma yaay suñu président man leen pourquoi parce que man pay ñun noonu yaay suñu président parce que yow yaa ñu jox xaalis loolu moo tax de ma ñëw di leen jox ay 10 000 francs ay 15 francs ñu def ay tour ak yu ma xamul yooyu ñu dem ba léegi am ay millions mais man su ma gis leen lii moo tax ma gis leen de mais moo tax léegi 300 000 francs ñu joxe léegi bu ñëwee kër gi ngeen jox ma 500 000 francs sinon mais nag xam nga non c'est-à-dire lii yëpp dafa am mbégte laay wane rek parce que pour lan parce que dafa am benn wax boo xam ne paparaan wax na ko alsaan mooy que ndaw buy roy ci ay mag pour ëllëg mu jël relève man je suis soulagé moom laa doon wax tous les jours ak ñoom damay xuloo ak ñoom tous les jours mais pour rek ñu gën ñu moo tax parce que ñoom dañu war a gën ñun erreur yi ñu def rek waruñu def erreur yi ñun on a un peu échoué entre nous mais ñoom ils sont en train de nous rassurer que ñoon suñu échec yooyu dinañ ko transformer ay essais yu wóor parce que vraiment maa leen mag fuufu leen may samay taaw sax leen mag mais damay ànd ñoom guddee bëccëg parce que barke Limaamul Mahdi alayhi salaam vous êtes un espoir te bugguma ngeen jàdd non vous êtes vraiment un espoir tey jii on a trop de problèmes dans la famille mais ci yéen lañ yaakaar pour loolu ëllëg mu nekk dañuy fàttali ko di reetaan donc bu leen échoué déggoo leen xuloo leen mais juboo leen parce que si xuloo bi ngeen di xuloo di wax naan li moo gën fa ngeen di trouver li gën ngeen ànd ngeen def ko te tey jii ku nekk mu wax man parfois damay dégg ñaam wax pour nga ànd ak xale yi mais ànd ak xale yu liggéey ñoo ma gën a ànd ak mag yu tas waaw ça moo ma gën a te man li may wax dama koy wax ci kaw ci yar ak teggin nag mais dama koy wax ak fulla ak fayda gis ngeen li ngeen nekkee di ngeen am problème yu dul jeex mais fexe leen ba ngeen soyez unis rek ngeen ànd ngeen liggéey ngeen góorgóorlu benn rectification lay def nag bàyyi leen di wax Yoff ak Layeen non dindi leen loolu Yoff c'est Yoff Layeen quartier la ci biir Yoff quartier Layeen di leen wax quartier Layeen parce que suñ si naree wax histoire Layeen ni mu demee dafay indi truc histoire Layeen maam Njoon dafa doon na ci maam Gànn Diop moo yokkuteeg Layeen maam Seyna bi mu demee ba affaire bi fest bi ñëw affaire bi xat moom moo jege Ngaparu ñëw indi Layeen bi yemoon ci bulo bi Seyna ma doon moo ko yokk mais mu ngi ko jëlee suufu Yoff ci ay maamam la ko jëlee parce que maam Seyna Issa lu mu doon alayhi salaam lu mu doon si Yoff ça veut dire que fa la juddoo mais donc bu leen wax naan Yoff ak Layeen da ngeen naan Yoff ak quartier Layeen ci biir Yoff voilà quartier Layeen nag moo ñëw évidemment njabootu Seyna Limaamu ñoo ko jiite ñëpp jiite ko ñëw fii mais fekk fi seen i mbokk waaw
parce que tey jii moi j'ai quelqu'un qui me garde mooy seen président mais man daf may garde fi mu nekk nii parce que sama doom bàjjan la c'est mon esclave non bi mu ñëwee léegi moo fomp samay daal et puis j'ai un deuxième esclave à gauche un deuxième esclave à gauche et ce sont mes esclaves c'est quelque chose de clair net et précis loolu nag moo fi am yore esclave fii ba moom jox naa ko démb ñaari grand mbokk yi jox naa ko ñaari sabadoor donc vraiment nice sax ça clair vraiment mbégte la parce que lii ce n'est pas une cérémonie ak mbokkoo la gu ñëw di waxtaan comme tey ñu amoon tour rek ñëw fi toog waxtaan mais man li ma ci gën a charmé nag mooy que dañ doon wax ba ci digg bi jékki-jékki jaam yàlla bi yàlla indi ko fi gis nga li yàlla boole bu ko kenn dindi kii tey jii na nga nangu ne yàlla moo la boole ci lii te bu ci des dans la continuation de Mame Alassane parce que Paparane nga doon seet si Paparane indi la fii ci ndimbal la suñu borom parce que Paparane nga doon seet si mu indi la fii nga fekk fi njabootu Paparane ñun ñëpp njabootu Paparane donc ñii fi nekk njabootu Paparane kii Paparane di yaayam mooy magu yaayam kii Paparane mooy magu yaayam kii Paparane ka yar man maa doon bind lettre bi nekkee France Paparane di ko bind maa ko doon bind liggéeyal ak ñi fi nekk ñëpp bàyyi affaire yi ñi njabootu bàyyi laay imaam donc fii kenn mënu fi di lenn donc loolu nan ko jàpp sàmm nga sa mbokk moo man def loolu naqari ëllëg nga baal ko baal donc nañu tooñante nañu baalante mais nañu ànd vraiment c'est laa ci bëggoon wax léegi nag ñu bàyyi Iba Faye mu defal ñu ñaan ñu tàggoo parce que Iba Faye mooy président wu ki moo waroon wax rek mais comme moom dafa ragal dafa ragal donc non dafa ragal parce que bu nekkaa jiite sax muy xulóog nit ñi voilà léegi Iba Faye yaay def ñaan gi par force ñëw nga defal ñaan nga joxe sa contribution parce que aussi mi ngi liggéey bu rafet ci kër gi vraiment mi ngi liggéey bu rafet ci kër gi xale nag mooy juum mais juumul xale moo koy tax ëllëg moom expérience bu leer donc bu ngeen juumee c'est pas grave am leen humilité rek ngeen rectifier wu changer wu c'est tout ce qu'on vous demande yàlla na leen yàlla jàppale vraiment man de am naa espoir ci yéen ñàkk ma fayda nag pour ànd ak xale mais am naa muus goo xam ne Papa Thiaw mi ma yar moo ko doon wax il a toujours dit mag mu muus mooy mën a ànd ak xale yu yeewu yàlla na leen yàlla lafal cat jàppale leen ba ngeen dem am les moyens yoo xam ne fu ngeen dugg rek reetaan am fa allahumma salli ala sayyidina Muhammad président mais jël fii amoo ko je viens de le connaître mais am na lu des li ma ko wax am na lu des saraka sama cousin la quoi ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha Serigne Iba nee na nañu def ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha آمين